FM. Il est 13h. mbokk yi benn waxtu mooy door a jot sënkam asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéenay jottali leen it xabaar yi. bokk na ci liñ fas yéene faram-fàccandi tey ci suba ci biir ci kanamu wala boog buntu gouvernance bi fi ñu toll fii ci biir Ndakaaru ñu bëree bëri mbootaay yu bëri ba ay contractuel nekk Sénélec ñii tamit nga xam ne itam ay jàngalekat lañ ñii nga xam ne itam ay agent technique lañ eaux et forêt ñu bëree bëri daal dajaloo nañ fa tey jii daal di wane seenu naqar am na sabab daan ci dikk léegi ak Josette Kali diwaanu ci Ziguinchor ñetti ndaw yi nga xam ne dañoo réeroon ba léegi ba mëneesul gu leen a gis donte armée bi sax itam mi ngi ciy defub liggéey bërëb yooyu nag bari na ñaar ñun fi fëkk ci àll boobule ci ñu jort na tamit ñenn ñi dafa ne waa MFDC ñoom ñoo def jëf joojule budget bi ñuy nattal ministre bi ñu dañ ko wàllu justice Malick Sall maître Malick Sall tey jii la daan ci jokkoo léegi ak Aïssatou Gueye Ba école publique bi élèves yi dañoo bari lool Abdoulaye Ndoye daañu ko déglu ci loolu le gannaaw bam ci jokkoo ak Ndeye Marim Ndiaye te loolu mën naa andi ay rëq-rëq ci wàllu njàng mi Covid 19 bi maanaam mbas mi coronavirus bi gën naa yokk juróom-benn fukki doomu aadama ak juróom-benn yoo xam ne wopp ji alawtiku na leen am na ko faatu daan ci dikk léegi ak docteur Mamadou Ndiaye ci xabaar yi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Sud FM. Maodo Faye. mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak nun tey ci suba ci kanamu gouvernance bi ci buntu daf fii ci biir Ndakaaru ñu bare ay contractuels yoo xam ne ñoo nekk ci Sénélec am ñoo xam ne itam ñu ngi ci yenn béréb liggéeyukaay yi ay animateurs culturels lañ leen duppee am ñoo xam ne ay jàngalekat lañu ñenn ñi itam liggéey ci wàllu eaux et forêt bari lool ñoom ñëpp nag tey jii daal daje woon nañ di wane seenu naqar ñu jokkoo ji ci ak Josette Kali. daañu ci dikkaat léegi gannaaw ba nga xamee ne benn waxtu dem na ba feggoog luy tollook ñetti minutes ci xabaar yi ba léegi ci njolloor gi gannaaw ba nga xamee ne gouvernance bu Ndakaaru tey jii ay mbootaay sax ba ne na ko duppee noonu yu ci bari yoo xam ni daañu ko lim léegi kenn ku ci ne am nga naqar ba te xëy daje foofu lay Josette Kali. tekk ak tey gi ñu nemmeeku ci xaarub juróomi collectif yi duñ ci yàgg. li simili yi di dem renfort yi di gën a yokku déposition lettre yi ñu yàggal ko yi leen ndaw ñu dàq leen ba génne leen ci espace bu place publique bi waaye donte yóbbu nañ leen fu sore taxul ñu ngi ñaawlu recrutement yi ñu jàpp ni dañ see def kumba am ndey kumba amul ndey Serigne Cheikh Soumaré di ex contractuel bu Sénélec. Sénélec dañoo amoon protocole d'accord boo xamante ni dañ ko signé woon ak ñoom devant madame Innocence et Mame Matar donc protocole boobu moom lañ jugé ni aujourd'hui directeur bi ou bien même la direction générale de la Sénélec dañ ko violé parce que dañ ñu waxoon 15 personnes la boîte bi mën a jël parce que budget bi permettrul mu jël au-delà mais maintenant comment est-ce que noonu la ñu mën a waxee loolu en 2020 maintenant ñu toog quelques jours actuellement day recruter des nés à Kaolack alors que ni ñun am nañ protocole d'accord boo xamante ni moom moo ñu lié ak moom donc li ñu koy exiger mooy respect du protocole d'accord bi nga xamante ni moom moo leen lié ak restant concours mu def ko mais nañu jox suñu àq au moins. ci yile ndaw nga xamante ni ëpp nañu ñeenti téeméer bàyyeekoo ci yile collectif kàddu gi genn la moo di ñu jël leen ci fonction publique Mamadou Diamanka bàyyeekoo ci collectifu jàngalekat yu classe passerelle yi. pendant 4 ans dugal nañ 5000 xale ci formel bi actuellement nous voudrons que carrément état bi jël ñu dans les villages à Tamba à Kédougou à Kolda à Casamance entre autres écoles lañ ko tëj amuñu personnel éducatif. benn lettre donc la ñuy mujjee déposé ca gouvernance ki ko def moo di Guy Marius Sagna bi ñu waroon yóbbu ca préfecture mujjeewu fa yegg ndax moom mee di activiste bi nga xamante ni moo yoroon kayit yi dañ ko mujjee teg loxo yóbbu ko. dañ ko mujj a toog loxo mujj ko daal di fafa jàllale yóbbu ko benn waxtu moo dem ba fekkoog luy tolloog juróomi minute ci diwaanu Ziguinchor ñett ñi nga xamee ne day fi nu toll nii dañoo réeroon boobu ba léegi nag kenn gisagu leen ci àll boobu nga xam ne àll bu àdd la te àdduwul itam jamono yi nga xam ne ci la ñu toll nag armée bi mi ngi def ab liggéey waaye nag ba léegi mëneesagu leen a gis benn Michel Kanfouti. askan wi yeewoo ci ñaaju nekk ci bët saalumu département bu Ziguinchor ba léegi amaguñu benn nouvelle ñetti ndaw yooyu nga xamante ni dañ leen jàpp ci àllu Bilaas dimanche ak lundi bi ñu jógee nii donte sax
sax l'armée mi ngi woyal opération de sécurisation ci zone boobile waaye nag ba léegi kenn gisagul ndaw yooyu cas de disparition yu bees yooyu le nag daal di ñuy jur njàkkare bu rëy ci askan wi yeewoo ca ñaaju ak tund yi nga xamante ni ñoo ko wër ñu fàttali ni ñaari at ci ginnaaw nemmeekoon nañu li ni mel ñeenti exploitant forestier yi nga xamante ni dañoo demoon uti màdd ci àllu bi Saloum nekk ci commune bu Boutoupa Camaracounda ñi daal di leen fa jàpp te ba léegi seen mbokk gisagul ñu leen ca février 2019 itam ay ndaw yu jógee ci tund bu ñuy wooye Sendeer nekk ci zone boobile dañoo demoon ci àllu boobile uti ay matt ay nit yu yore seeni ngànnaay daal di leen fa dogale jàpp leen ci àllu bisin boobile ay waxtu laata ñu leen di bàyyi jëf yooyu ni mel te ñu koy faral di def mu nekk ay nit yu yore seen gànnaay boo moytuwul dina gàllankoor dynamique retour population déplacée yi nga xamante ni tàmbale woon nañu dellu ci zone boobu te amoon yaakaar dekkilwaat seen économie ci zone boobu yi nga xamante ni ay at ci ginnaaw dafa nekkoon bërëb bi nga xamante ni l'armée bu Sénégal ak wéy fipp yu MFDC dañ fa daan faral di jàmmarloo bu baax a baax ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax aju ci wàllu koppar yi nga xam ne ñu ngi koy nattal jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu gàll ci ndoddam wàllu yoon wàllu justice maanaam di maître Malick Sall loolu day ñu ngi koy wéyal tey jii Aïssatou Gueye Ba. waaw Maodo wax nga ko projet de budget 2021 la bu ministère de la justice daal leen ko xayma nag ci 48 milliards 456 millions 706 738 francs CFA ci crédit de paiement autorisation d'engagement yi nag daal leen ko évaluer ci 59 milliards 155 millions 512 mille 145 francs CFA budget boobee nag dafay wala sax budget boobee nag jàpp leen ne yokkute am ñetti lu tollu sax ci 7 milliards 265 millions 450 mille 794 francs CFA boo ko tëkkalee wala sax méngooleeg ak atum 2019 ministre bi ñu dénku wàllum yoon nag di maître Malick Sall di xam ne sax ne projet yi ñu amaloon wala sax mbébétoon ci atum wala sax ci at boobee mujjiwul àgg li ko waral nag xam ngeen ko mooy mbas mi laal wala sax sooxeel secteur yu bëri leneen li ñu fi doon waxtaanee sax mooy fii ci mooy crise bi am ci justice bi Souleymane Téliko mi inspection générale d'administration bu justice daal di convoqué woon ñu daal ko sax blâmer Yaya Amidou Dia itam ñu daal koy rétrogradé ak itam yeneen tension yu am ci secteur boobee loolee waral sax ci rapport commissaire yi ñu ne faaw ñu rek jéem a ut pexe ngir jiital ay waxtaan fàttel leen sax te itam yooyu lépp profession judiciaire faaw ñu nekk andi ay valeur wala sax faaw mu ànd ak ay valeur maanaam ay réserve ci seen liggéey kii du député Aïda Mbodj daal ne nay dellu siwaat itam ci jafe-jafe longue détention provisoire maanaam tëj lu yàgg te duñu la atte commissaire yi itam dellu siwaat nañ ca bracelet électronique yi nga xamante ne dafay mën a rek wàññi pëccoxloo bi ci biir prison yi ñetti milliards sax ci budget boobee daal nañ ko def ci loolee ngir rek ut ay bracelet électronique leneen li ñu wala sax leneen li ñu bëgg mooy daal di rek ut pexe ca jafe-jafe yi am ci biir ci am kayit pièce d'état civil maanaam xam ngeen ne loolee fës na fi loolee war a sax commissaire yi daal di ne faaw ñu wàññi rek njëkk bi ngay amee acte d'état civil jële ko ci 3000 yóbbu ko ci 1000 francs ak it daal di amal itam ay audience foraine ci yenn gox yi ci mel ni Koungheul Grand Yoff Ranérou Matam Goudiri Kamoti Bourtoukofara ak Dianké Maxa waaye ut pexe itam ci wala sax ci xale yi nga xamante ne dinañ leen boole ci émigration clandestine ñu jàpp ne nag loolee mën na rek jur trafic d'enfants ci plénière bi nag jàppale ne lu ëpp juróom fukki ci ay député ñoo war a joxe seen kàddu Maodo Faye. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Aïssatou Gueye Ba ci wàllu njàng mi ci la ñuy daal di sóobu école publique bi fi nu toll nii élèves yi dañoo bari lool ba sax classe yi daanaka dañuy gàddagal ki gone loolu nag mën na indi ay jafe-jafe ci njàng mi na mu war a dugg ci bopp xale yi Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS moom la jokkoo ak Ndeye Mariam Ndiaye. parce que xale yu bëri am nañu seen lijaase war a dem 6e xale yu bëri am nañu BFM war a dem seconde mais malheureusement capacité d'accueil yi yokkuwul maanaam classe yi yokkuwul abri provisoire yi ba tey mu ngi fi école yu bëri tabaxuñu classe yu baax donc élèves yi yu war a ñëw ci école yi ci CM yi ci lycée yi yokku nañu mais capacité d'accueil yokkuwuñu donc loolu loo xam ne c'était prévisible leneen li mooy gis nañu aussi dafa amul table banc yu doy amul classe physique yu doy te dafa am jàngalekat dafa ñàkk aussi jàngalekat parce que ñun yàgg nañu wax ni
dañu war a recruter en qualité et en quantité parce que nag la population scolaire dafa yokku beneen bi nag mooy gis nañu ne mbas mi bu mu amee jàngalekat yi lépp lu nu war a def nañ ko sacrifice bu ne def nañ ko ba reprise 25 juin ñu bëri mbas mi dal na leen engagement yëpp lu ñu waroon def nañ ko nguur gi nag moo dese lu mu dese mooy lu mu jël engagement yi mu jëloon ñu bind ko ci protocole d'accord du 30 avril 2018 mu respecté ko boo jëlee mbirim indemnité fukki at a ngi nii at bu ne nii lay demee foog jàngalekat yi di yëngu grève pour ñu fay leen ñoom rek ñoo koy def képp ku fi dem mission nekk fonction publique balaa ngay dem ñu fay la def nañu examen bi 30 novembre mooy dernier délai maanaam waratuñu wax tey indemnité tey la waalo gën a aay ci région yu bëri fay bi demeewul noonu indemnité bac surtout kon nag CUSEMS mu ngi exiger le paiement intégral sans délai nañu fay ñëpp bu nu bëggee dal am beneen bi nag mooy protocole d'accord engagement yoo xam ne nguur gi jël na ko respecté loolu la ñuy xaar ci moom rawatina nag mbirum système de rémunération jàngat bi am na wane nañu yamale amul lu ñuy xaar nag ci nguur gi tey mooy nañ ko respecté parce que loolu c'est une question de justice sociale et d'équité jàngalekat yi nag loolu mënuñu ko négocier. loolu mënuñu ko waxtaane moom fokk rek daal ñu seet ne na ñu def transporteurs sénégalais yi nga xam ne ñooñu nekk ay jafe-jafe ñu ci bëree bëri luy tolloog ñaar fukk yoo xam ni daal nee ñu ay transport lañu yéen ay marchandises diggante Sénégal ak Maroc ñoom nag seen oto yi dañ leen a bloqué woon sakk leen mënuñoo dem mënuñoo ñëw ci ba ñu tëjoon frontière bi diggante Sénégal ak Maroc ba mënu ci woon a dem marchandise ba ñu yore woon nag ay nit fekk nañ fa sàcc ko yàq jël ko ci oto yi ñu bari nag topp leen coow li na ko ñu bëgg nag kilifa yi jàppale leen ndax daal métti na ci ñoom loolu Vieux Tamsir Gissé kenn la ci ñoom am na lu mu ci jokkoo ak Ndeye Mariam Ndiaye. jamonoy Covid bi ak léegi yàlla dafa degoon am suñuy oto yoo xam ne dañoo bloqué woon ci frontière u Maroc depuis fermeture des frontières yi ba léegi yàlla def na nag fan yi passé problème mu Maroc ñëpp xam nañ ne Sahrawi yi dañoo amoon benn problème seen biir ba tëj bloqué frontière bi loolu amee ba pare 48 heures après autorité marocain yi di jël suñu oto yi nga xam ne dañ ko gaare woon ci biti ak suñu marchandise yu fa nekkoon dajji suñu oto yi lakk yenn yi ñu jël ko dugal ko biir Maroc jël suñuy oto dugal ko biir Maroc te ñun bagage yooyu yëpp ñu yeboon moomuñu ko ay sénégalais ñoo ko moom yoo xam ne ñii ñu ngi biir Maroc ñii ñu ngi Sénégal jox ñu ko fay ñu seen xaalis pour ñu transporter ko léegi nag fu mu toll nii ñu ngi commencé am problème bu rëy te loolu c'est des centaines de millions yoo xam ne moo nekk en jeu bagage yi yii yëpp ñàkk nañ ko oto yi lonk nañ ko léegi nag loolu bi mu amee lii président rek moo ci am solution parce que moom rek moo ñu ci mën a dimbal loolu moo nekkoon suñu jafe-jafe te ñun ay jeunes lañ yoo xam ne dañuy contribuer ci état Sénégal demuñu ci gaal demuñu ci mbëkk demuñu ci bateau defuñu clandestin defuñu dara ay jeunes lañ ñu gëm suñu bopp lu ñu am akus néew ñu koy teralee suñuy waajur ak suñuy njaboot nous sommes tous des responsables aussi ñëpp yor jabar ak i doom waaw vraiment actuellement dañoo sonn trop dañoo sonn ba fu sonn yem te lii amuñu ginnaaw yàlla yaakaaruñ ci kudul président de la république ñu bëgg nag mu dimbali ñu sinon dinañ am problème bu dul jeex ndax ñun ñëpp boo may doo kasu la ñuy jëm ndax actuellement ku ci nekk li nga yor ci ay plainte kenn xamul nu mu toll te vraiment problème bi ñun duñ ci dara te marocains yi prévenir ñu wax ñëw leen jël si seen oto yi waxuñ ñu dara xëy un bon jour rek ñëw dajju say oto taal say marchandise lonk sa oto dugal ci biir yenn bagage yi ñu sànni ko foofu kenn xamul nu mu demee te bagage yi ay bagage yu jàmbur la moomuñu ko. ay bagages yu jàmbar lañu moomu nu ko ci wàllu Covid 19 bi mbir maa ngi gën a yokk rek caxat gaa ngi gën a law rek juróom-benn fukki nit ak juróom-benn yu yees yoo xam ne nañu wopp joojulee dal na leen ci benn bis fii ci biir Sénégal tey tamit mbir mi doy na waar lool am na ci tamit kenn sax kook ñàkk na ci bakkanam loolu lépp nag jàngatu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom fukk ak ñett test yi ñu def juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci. ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne ay cas contact lañ mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll yooyu communautaire nii lañ tëddee seen lim nii la tëddee Dakar Plateau moo ci am juróom Mariste am ci ñeent Almadi am ñett Mermoz am ñett Nord Foire am ñett Matam am ñaar Parcelles Assainies am ñaar Thiès am ñaar Colobane am benn Diourbel am benn
Fatick am benn Foundiougne am benn Liberté 5 am benn Mamel am benn Médina am benn Ngor am benn Ouakam am benn Ouest Foire am benn Sacré-Cœur 3 am benn Saint-Louis am benn ak Touba am ci benn fanweeri malade ñi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alarba benn fan ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom benn ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar wér nañ si ñett téeméer ak fanweer ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn si lalu hôpital yi ak ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñu nekk ci biir kër yi te ñu leen topp pour feebar bi yàlla may leen tan yàlla may leen tan ci wàllu beneen feebar boo xam ne bi dafa jëm ci wàllu nappkat yi nga xam ne daloon na leen seen kanam yi nekk am ay picc ak i futte ca caaro yi ñu ne woon sax am na ñeneen ñu mu wàllaat ak ñu demee noonu le ñu yore waa kër docteur ci gox yooyu le wala boog ki nga xam ne moo jiite service pêche bi nekk foofu le andi ay leeral ci mbir yi nee na daal loolu amul te lu tolloog juróom ci ñi feebar ñi nga xam ne tam ba léegi tam sax daanaka mënuñu woon a am xëy na ak paju yu demee noonu waaye nag moom kii Ibrahima Ndiaye nag moom nee na ñu ci bëree bëri daal fi ñu toll nii ñi ngi leen di jël en charge maanaam ñi ngi leen di jàppale bu baax a baax ca loolee ñu déglu ko ci téléphone Ndeye Mariam Ndiaye. waaw am nañ ci lu mat 5 cas rek yoo xamante ni dañuy yaakaar ne dañuy rechuté bon 5 cas yooyu aussi biñ leen xoolee envoyé nañ leen au niveau district sanitaire bu Thiaroye dañu dem fa dañu jël leen en charge ba retourné nañu actuellement ci seen kër yi léegi nag ñu ngi suivre maintenant pour voir s'il y a d'autres cas ou pas mais pour le moment daal 5 cas lañ ko amagul yoo xamante ni dañu jàppoon ne am nañ feebar bi pour le moment nag ñu ngi koy leen enquête pour voir ba xam que 5 cas ont été précédemment pris en charge par le district sanitaire. non du ay cas yu bees ñoom du ay cas yu bees ñoom dañu amoon feebar bi bon certainement dañu warul woon a tane rek après ñu dem géej ñëwaat ñun bu ñu leen constaté rek lañ leen wax bon il faut ngeen dem ci district sanitaire bi et puis ngeen fekkee activité en attendant ngeen di tane quoi. waaw barab bi pour le moment wax nañ leen ñoom ñëpp bu fa kenn demati pour le moment donc la majeure partie des pêcheurs dematuñu foofu donc ñu ngi dem ci yeneen zone waaw pour le moment peut-être nag du ñàkk ñoo xamante ne xëy na amuñu information yi mais jusqu'à présent ñu ngi sur le terrain te ñu ngi leen di suivre. Odile ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye nuyu naa la nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu xabaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak préliminaire coupe CAF jaraaf bu Dakar nag waroon a jógee ni ki tey jii fii ci Sénégal waaye ay jafe-jafe fële ci aéroport Blaise Diagne moo tax nag ni ki suba la ñu mujj dem fële nga xamante ne moom mooy ca Nigéria loolee nag dafa daal di jëm ci lépp loo xamante ne protocole la war ci wàllum lii di formalité jëm ci protocole sanitaire yi kon loolee la ñu daal di xamal ni ki tey ji moo tax nag jaraaf bu Dakar mujjuwul wutali ji foofee nga xamante ne moom mooy ca Abuja ngir ñu am ci nag ay leeral dañuy daal di teewlu ki nga xamante ne moom mooy secrétaire généralu équipe ba di Léonard Diagne. déedéet soxna si équipe bi tey la ñu fas yéene woon dem ñun nag ba ñu jotee suñu billet te vol bi tey la waroon départ fii ci 8 heures donc 5 heures du matin fekk nañu aéroport léegi ba ñu ubbee guichet yi pour def embarquement bi si lañ ciy yëgal ne en plus de pièces yi ñu laajoon yëpp parce que yow ku ci nee nga woon def test Covid yor sa passeport ak sa billet la ñu chef d'agence chef d'escale bi yëgal ñu ne faaw ñu répondre benn questionnaire électronique boo xam ne ku nekk daf ko war a def individuellement ci portable ne faute de ça kenn du mun a embarquer. donc loolu dafa di loo xam ne bett nañu ñun agence bi ñuy jox billet yi waxuñu woon ne loolu am na aéroport lañ ko yëgee et comme ça prenait du temps et l'avion ne pouvait pas attendre il a fait partir l'avion donc nous comptons en fait quitter Dakar demain par la grâce de Dieu à 8 heures. kon fu mu ne nii mun nañu wax ni problème bi saafarawu na. waaw réglé wu na depuis aéroport la réglé wu donc on est en train d'aller à l'entraînement et puis repartir en fait à l'aéroport à 5 heures du matin cette nuit.
mu nekkoon leeral yu secrétaire général bu jaraaf bu Dakar di Léonard Diagne doon dellusiwaat ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne am nañ ko ni ki tey jii foofee ca aéroport Blaise Diagne ba ñu buggee wutali ji fa nga xamante ne moom mooy ca Nigéria googee sax ni ki suba ci suba nag lañ fay daal di dem ñoom dañ fay laale ak Canopiar muy ab équipe boo xamante ne foofu la fekk baax ci jongante bu jëm ci match retour premier tour préliminaire coupe CAF ni ki samedi nag la ñuy daal di jongante diggante Canopiar ak jaraaf bu Dakar ñu fàttali rek ni ñoom waa jaraaf ni ki weekend bi ñu weesu fii ci Ndakaaru fële ca stade Lat Dior bu Thiès dañoo daal di dóor waa Nigéria kon yu Canopiar 3-1 loolee ci jongante aller match aller bi la woon ba tey ci wàllum Dakar jaraaf bu Dakar nag la ñuy daal di des ndax ñoom dañoo daal di am dëj kon Sénégal gi sax li ñu mën a wax ni ñoom ñoo am dëj gannaaw ba nga xamante ne kii di ancien joueur ba di Mohamed Mendy ñu gën koo xam ci turu Jean Mendy moo génn àdduna ni ki tey jii ci suba moom Mohamed Mendy nag daanaka carrière am yëpp ca jaraaf la ko def gannaaw gi sax nekkoon na sax ab entraîneur ci équipe cadette bi ak équipe junior bu club bu Médina bile kon Jean Mendy moom génn na àdduna ni ki tey jii ci suba. ci leneen la ñuy wax ci wàllum Ligue des champions tey nag dinañu wëyal lii di juróomeelu bëccëg bi Manchester United ak Paris Saint-Germain tey jii bokk ci affiche yu ñuy gën a xaar tey ci ngoon Paris Saint-Germain yi mi nga xamante ne mi ngi féetoo ci ñaareelu place su classement groupe H bi am juróom-benni poñ topp ci ginnaaw ki nga xamante ne moom lay jonganteel ni ki tey jii di Manchester United moom juróom-ñeenti poñ la daa di am kon mun nañoo wax ni waa Paris ñoom mission commando la ñuy dem fële nga xamante ne moom mooy ca Angleterre waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu taskatu xabaar bii di Demba Varor nekk ca Sport News Africa nee na waa Paris mën nañ ci génn ñu teewlu ko. waaw defe naa match bu nar a neex day doon match bu tijjeeku ndax day ñaari équipe yoo xam ne c'est vrai que instant bi début saison bi ku ci nekk tey mën ngaa def lu baax lu ràññeeku semaine bi ci topp kenn du la xàmmee donc loolu mooy caractéristique su ñaari équipe yi ci saison bi ñu nekk ren bii nii waaye ñoom ñaari équipe yëpp ku ci nekk am nga ay joueurs de classe mondiale yoo xam ne wax dëgg fa yàlla mën nañ lijjanti situation bu ne boo jëlee Paris am na Mbappé am na Neymar boo demee fële am na ñoom Rashford ñoom Martial ñoom Paul Pogba ak ñeneen ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla mën nañoo lijjanti match lu mu tëju donc jàpp naa ne match bi dina neex maintenant kan mooy am ndam ñoom ñaar dañuy métti maanaam pronostiquer parce que saison bi bu mu commencé ba léegi amaguñu benn genre continuité ci seeni performance da ngay gis tey ñu nekk tey ñu wane lu rafet lu rëy ba nga ne ñuy tey li ñu fubal rëy na bi si topp ñu vraiment wane loo xam ne wax dëgg fa yàlla comme fii ñoo ko tàmbale ma jàpp ne Paris di ko sonal mooy que physiquement taxawagul mooy digéré wul maanaam lu mu enchaîné saison yi juin ba léegi nii lu mu ko enchaîné et puis gis nañ ne seen effectif dafa bëri woon ñu amoon Covid donc bu amee Covid des fois manque d'entraînement bi ak retour bi donc peut-être loolu moo leen xaw a sonalagum ba nga xam ne nekkaguñ ci leen nataraan di wax sur leur vitesse de croisière donc peut-être loolu moo leen sonalagum. mu nekkoon kàddu yi Demba Varor di taskatu xabaar nekk ca Sport News Africa kon ba tey ci lu jëm ci Ligue des champions boobee kon jàppale ni beneen équipe bi nekk ci groupe H bi te nekk ci dàkkante bi ngir qualifier ci huitième de finale bi moom mooy équipe allemande bi di Leipzig moom ak kii di Paris Saint-Germain ñoom ñoo tollooy poñ ku ci nekk juróom-benni poñ nag nga daal di am moom nag ni ki tey jii dafay daal di laale ak Turc yu Başakşehir loolee bu 17h55 jotee. Dortmund moom ak Lazio Rome dinañu laale mu nekk tamit beneen choc ni ki tey jii kon bu 20h jotee ci nañu jàpp boobu lay jongante ci boobu lay waxtu ba léegi Bruges moom dafay daal di laaleeg Zenit ba tey FC Séville di laaleeg Chelsea ñoom ñaari équipe yi nag ñoom ñoo tollooy poñ ku ci nekk 10 poñ nga am kii nekk ci première place bi kii féetoo ci deuxième place bi Juventus bu Turin moom it dafay daal di laale ak Dynamo Kiev FC Barcelone Maodo Faye bii dina la intéressé trop. FC Barcelone moom dafay daal di laaleeg Ferencvaros kon loolee bu 20h jotee lañ ko jàpp bu 17h55 jotee nag Krasnodar moom ak Italie français yu ren ñoom ñooy laale. jërëjëf amuloo morom kon xanaa feeg 20h li ci xew yëpp daañu ko xamaat fa ëllëg ñu dikkaat fii joxe résultat yooyu la ñu ngi lay jaajëfal Odile Minkelaan ñaari fan ñu daal di dem nag ci ki ñuy dalal ci weeru décembre wi nu ne mooy bis bi nga xamee ne àdduna bi yëpp wërngal kap dañ ko jagleel li nga xamee ne moom moo di
di dindi gi ñu dindi woon njaayum jaam mi maanaam esclavage dindi leen loolu nag dafa nekk loo xam ni daanaka sax moom dafa am ay des waaye nag ay fàttaliku goo xam ne gi gu naqari ci xol la ba réew yu bëree bëri sax daal wax nañu daal jëf jooju moom jëf la joo xam ne daanaka rek xanaa dañ leen jañaxoon nit ñi ci doole mu doy waar dooroon waar lool am ñoo xam ne dañ leen dugal ci ay sëy ci doole am ñoo xam ne dañ leen doon jaay mu metti lool Seydou Gassama bi nga xam ne moo toogal fii Amnesty International jokkoon na ci ak Ndeye Mbere Ndiaye wax na itam ci mbiri yi am ci mbiri Serigne Modou Kara ak nit ñi dajaloo di yore ngànnaay yi ñu déglu. Sud FM ganu bés bi. ñu ngi ak Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur Sud FM yëpp. yow yaay directeur Amnesty International ñu gis nag ne tey jii muy bés boo xam ne dañ ci fàttaliku ne esclavage dañoo xeex ba ñu daal di ko fiy jëlee mais ndax dëggantaan phénomène boobu jóge na fi. waaw phénomène mun nañu wax ne xëy na am na ay loi yoo xam ne moom moo ko dàq mais dans la pratique mun nañu wax ci réew boo dem rek ci biir àdduna ci réew boo dem rek am na benn forme esclavage boo xam ne ñu ko fay pratiquer. nde esclavage du rek comme li nga xam ne moom moo xewoon jamono maam ya takk ay nit ak ay buum yóbbu leen ci tool yi di leen dóor ñuy liggéey loolu dafa jeex li xew tey mooy am na yeneen forme lu mel ni travail forcé maanaam jàpp nit di ko liggéeyloo n'est-ce pas de force da ko fay am na tamit servitude par les dettes yor nit mu yor labor nga jàpp ko di ko liggéeyloo pour mu fay labor boobu loolu bokk na ci forme d'esclavage bokk na tamit li ñuy wax la traite des personnes yor ay nit di leen liggéeyloo wala leen yelwaanloo ñu lay andi xaalis nga dugal sa biir poste bés bu nekk loolu bokk na tamit ci forme esclavage moderne te loolu vraiment dafa law ci biir réew mi ndax li nga xam ne moom la taalibe yi di supporter tey ci biir Sénégal du leneen loolu la traite des personnes nga dem ci réew yi yu mel ni Guinée-Bissau Mali wala Mauritanie jël fay xale andi leen ci biir Ndakaaru di leen yelwaanloo suba ba jantasoo ñu lay andi xaalis nga dugal sa biir poste n'est-ce pas te yow sëriñ bi li ngeen di jàngal ëppul benn waxtu ci bés bi loolu c'est une forme moderne d'esclavage te dañ ko fi war a dax te état deful dara pour buñ ko dax ndax loi bépp loi yoo xam ne dañ ko initié ci at yi passé waxtaan ci ba d'accord ci sax n'est-ce pas état loi yooyu non seulement voté wuñu ko assemblée nationale mais ñu ngi jot a voté kenn appliqué wu leen kon mun nañu wax ne Sénégal fii esclavage am na fi une forme d'esclavage am na fi mooy li nga xam ne moom la ñuy teg taalibe yi ak tamit certaines formes de prostitution soo demee ci région minière yu mel ni Kédougou dañ fa si ay xale jigéen yoo xam ne dañ jëlee ay Nigéria jëlee leen ay Ghana jëlee leen fu nekk andi leen foofu di leen prostituer loo n'est-ce pas am jigéen yi leen yor leen exploité par la prostitution te loolu yëpp état mënul wax ni yëgu ko. waaw kon lim nga léegi yenn ci ay mbir yoo xam ne tamit day wane ne esclavage ba léegi mi ngi fii ba sax fii ci biir Sénégal fan yi li ay di jàmbat moom mooy ay nit yuy dugal ci ay camp de redressement ngir di leen yar ndax li ni mel lan moo war a nekk tontu nguur gi. waaw xam nga ci état de droit la ñu nekk ci état de droit nag kenn amul droit n'est-ce pas mener activité boo xam ne n'est-ce pas état yëgu ko te activité boobu dafa dëppul ak loi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci République du Sénégal fii dañ fi dàq luy torture ku ko fi def kaso nga jëm Sénégal bakkan wi dañ ko protéger képp ko jël n'est-ce pas kaso nga jëm Sénégal trafic de drogue stupéfiant ak consommation bi dañ ko fi pénaliser ku ko def da ngay dem ci biir kaso kon centre de redressement su fi naree am dafa war a tegu ci yoon dafa war a tegu ci loi dañu war a fexe ba n'est-ce pas état yéeg ne centre bi dañ ko fi ubbi ndax fii am na ay hôpitaux privés am na saa ay centre privé yoo xam ne dañ fay faj ñi am problème bopp kon nañu fexe ba képp fu nga créer centre ngay ONG ngay personne privée kilifa diine et cetera na nga fexe ba état xam li nga xam ne moom ngay def état jox la cahier de charge bu leer boo xam ne n'est-ce pas dina ko mun a contrôler seet est-ce que yaa ngi fay doxal li nga xam ne dafa dëpp ak yoon je crois que loolu su amee vraiment ku nekk mun nga mener activité ci wàllum dimbali doomu aadama jàppale doomu aadama ci fan bu mu munte nag waaye nag mënul nekk ku nekk jóg rek ubbi sa affaire privée di fay doxal la neex même si loolu li nga doxal loolu dafa dëppul ak loi yi nga xam ne ñoom ñett ci République du Sénégal. ñu gis tamit ay dëkk yu mel ni Mauritanie foofu tamit esclavage même su fekkente ne nguur gi ma ngay xamle ne daal dinañu ko fay tere am na ba léegi yenn ci ay jëfin yoo xam ne day firndeel ne ma nga fa te yéen yàgg ngeen di dénoncer di ñaxtu li ni mel léegi ndax amul beneen yoon boo leen mën a jaar ngir fexe dëggantaan ñu dakkal ko fa. waaw Mauritanie nag soo seetee ci dëkk bi évidemment soo xoolee loi yi nekk ci biir Mauritanie depuis 1981 dañ fa adopté benn loi pour naan dañuy supprimer esclavage maanaam kenn mënatu leen jaam waaye réalité bi mooy état Mauritanie deful dara pour que ñi nekkoon ci buur jaam ñu mun a jóge ci condition boobu
ndax non seulement amul campagne de sensibilisation pour que ñu mën a jot information ne mbirum jaam jeex na waaye tamit am benn jàppale boo xam ne mun nañ dañ leen ko jàppale pour que ñu mun a jógee ci seen borom n'est-ce pas ñu mun a moom seen bopp ndax jaam nag soo ko libéré te joxoo ko dara loo xam ne mun na ci loué fu mu dëkk ak lu mu lekk dina delluwaat ci ki nga xam ne moom moo ko yoroon kon amul benn mesure d'accompagnement boo xam ne mun na tax ba loi boobu am effet moo tax tey esclavage bi léegi mu ngi am Mauritanie soo ko tuddee rek nguur gi ne la non amatul fii séquelles yi moo fi am waaye séquelles yooyu nag n'est-ce pas dafa nuyoo trop ak li nga xam ne moom mooy esclavage ndax légalement amatul waaye dans la pratique ñu bëri ba tey ñu ngi ci buumu jaam ci biir Mauritanie. Seydi Gassama ma lay sant di la gërëm. jërëjëf. may fàttali ne yow yaa jiite kuréel bi di Amnesty International. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yëpp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëf leen teel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci